Salam alaikum, ou bien bonsoir à toutes les téléspectateurs et téléspectatrices de la Proxi TV télé bi lay jege di la woon sa bopp yéen a ngi seen émission bi ñu tuddee situation Covid 19 ñu war a waxtaan ci li nga xam ne tey jii nii mooy point yi nga xam ne les plus essentiels ñu indi leen information yu bees tax yoo xam ne ça concerne juste Covid 19 mu ànd seeg sama jigéen Lodja ma bàyyi ko mu nuyoo présenté wu. xës nuyu naa la. fay naa la lu bari. salaamaaleykum chers téléspectateurs de la Proxi TV télé bi la jege di la woon sa bopp ñu ngi nuyu kilifa diine kilifa aada yi ku ci nekk jox nañ la loxo di la wax nag ñu ñaanal te di la ñaanal ñu ngi nuyu tamit ñi nga xamante ni surtout ñoom la corona bi sonal li nga xamante ni mooy sujet du jour bi. di leen ñaanal yal na yàlla fëgg seen bopp ñoom ñi nga xam jotaguñoo wér yàlla fëgg seen bopp ñu wér ci jàmm ak salaam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci prison yi tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla na leen caabi féetee kanam ba la leen fa dugaloon dootu leen fa dugalati. amiin amiin waaw loolu am na solo parce que ñu leen di bàyyi xel bu baax ñoom aussi fa ñu nekk ñu seen xel mën a dal parce que ñoom aussi day yaakaar naa bu fa corona bi yeggee du doon lu garaaw lay doon. garaaw waaw jotoon nañ fi dégg benn cas sax fële Ziguinchor mais dafa mel ni léegi c'est maintenant suñu xel mën na dal parce que retrouvé nañu fugitif boobu noonu donc sant yàlla ci côté boobu mbaa yaa ngi moytu bu baax rek. bu baax a baax. noo koy dundee nan ak nan ngay moytoo. comme ni ko gars yi waxee rek les mesures à prendre sont comme ni ñu ko defee nii rek. daal di pour suñu benn 1 mètre. di utiliser suñuy gel. di raxasoo ak saabu et c'est bien aussi de préciser que ne. peut-être que ne saabu yi baax na mais ordinaire bi da cee gën. da cee gën waaw da cee gën ñu jël ordinaire bi raxas ba mu set lenkali suñuy loxo ak ndox bu set waxuñu ndox yu calaa yi nii ndox bu set. raxasoo ko ba mu set di moytu di sëkkat ci yenn endroit yi booy sëkkat def ko nii. waaw wala nga jël sa mouchoir ba pare sànni ndànk ci biir poubelle bi. ci des mbàyyi la nga yéegale ko ci mesure de xanaa nga yokk ci di def ni man rek foo toll rek di jël gel bi naan nii di jàllale say loxo di takk sa masque bàyyi dajaloo bi naan caayan bi. surtout ça dem ci bokk ci yenn yi nga xam ni amul solo maanaam yenn dajaloo yu amul solo yi daal dañ ko bàyyi. li nga xam ni nekkatul farata. dañ ko bàyyi. bu ñu demee ba ñuy xañ ñuy dem julli ji wala ñuy dem église yaakaar naa ne affaire yi nekkatul foo donc kenn ku ne war na mën a toog këram c'est du très sérieux même. voilà si noonu la ñuy def rek ñu plonger ci li nga xam ni moom mooy information yi nga xam moo ñu fi indi tey pour jox leen ko yéen ñuy seetaan fii seen télévision Proxi TV ñu commencer avec l'international dugg ci au niveau international xool li nga xam ne moo fa information yi gën a kawe ñu indi leen ko parce que yooyu am na solo trop parce que kenn ku ci ne ci ñun am na mbokk bu nekk foofu donc foog ñu leen di jox information yi nga xam ni ñoom ñoo am foofu noonu donc comme tu l'as si bien dit dañ fi nekk pour informer leen donc tey enregistré nañ dans le monde entier 1 434 426 cas nombre bu ngande donc dafay yokk rek waaw dafa gën di yokk dafa gën a yokk par rapport ak démb parce que même décès bi sax yokku na aussi il y a 82 220 décès de plus waaw bari na torop bari na léegi ñu dugg ci au niveau international. maanaam les 5 pays les plus touchés. les 5 pays les plus touchés parce que mel ni États-Unis moo ci gën a sonn. yee ñoo gën a sonn te bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee jot feebar bi. chaque jour ma wax ko fii mais métti na ci ñoom trop. trop ñu ngi koy yëg ñoom ñu ngi koy yëg bu baax sax. donc au niveau des États-Unis on a 422 cas 422 350 cas, dont 22 903 guéris et 14 257 décès. En Espagne, on a 146 690 cas, 48 021 guéris, 14 673 décès. En Italie, on a 139 422 cas, 26 491 guéris, 17 669 décès. En Allemagne, on a 111 406 cas, 32 814 guéris, 2177 décès. En France, on a 82 048 cas, 21 254 guéris et 10 869 décès. loolu mooy 5 pays yi nga xam ne sont les plus touchés au monde. sont les plus touchés, oui. te boo dee xool bokk nañ ci ñi nga xam ni ñoo mujjee jot feebar bi waaw ñoo mujjee jot parce que ñoom dem nañ sax ba mujjee romb ki nga xam ni mooy Chine ki nga xam ne fa la feebar bi commencé. ñoom dem nañ ba romb ko parce que ñoom seen i chiffres c'est des chiffres pléthoriques ay chiffres yu ngande vraiment. boo xool aussi nombre de décès yi nga xam ni moo am États-Unis ak Espagne daanaka neexoon nañ. te Espagne sax moo ñu ko jot États-Unis mais États-Unis actuellement moo ko raw. waaw parce que boo dee xool aussi ci biir New York maa ngi seetaan barki dem benn documentaire boo xam ni waa ji mi ngi taxaw di wax ni que hôpital yi ngeen di seen yëpp ay borom xaalis yi ñoo fa tëdd. C'est ça aussi. ça veut dire que ay milliardaires ñoo tëdd foofu noonu parce que li nga war a xam mooy feebar bi seexluwul kenn seexluwul pauvre seexluwul milliardaire. mu yoonam nekku ci. amul mag amul ndaw. mu yoonam nekku ci. ñëpp la mën a jàpp.
ñëpp la mën a jàpp. aussi am na yeneen information yoo xam ni dañuy bàyyi ngeen dem seetaan élément bi nga xam ni mooy élément numéro 1 bu concerné yokk bi nga xam ni moom la taux de mortalité bi nekk biir États-Unis nekk di yokk fi ñu toll nii. en 24 heures dañuy battre ay records yu graaw sax. parce que en 24 heures États-Unis am na 1808 morts. c'est trop. loolu record la parce que depuis le début amul benn pays bu mës a am loolu noonu. amul benn état bu mës a am 1808 morts ci 24 heures. Espagne ñoom aussi seen bos tamit yokku na parce que am nañ 757 morts en Espagne ci 24 heures am nañ aussi en Royaume-Uni am nañ 938 morts. donc dañuy dem seetaan élément bi nga xam ne mooy élément numéro 1 bi nga xam ne day wax ci les États-Unis ak seen yokkute bi fi ñu toll nii. ak seen hausse bi voilà hausse bi nga xam ne mooy. hausse de mortalité. hausse de mortalité bu kawe sax. parce que yii aussi boo koy gis da ngay sa xel day. bu yembee mu ñëw. voilà jox ñu loolu. La semaine commence mal aux États-Unis et les choses devraient encore empirer selon les scientifiques. The next week is going to be our Pearl Harbor moment. It's going to be our 9/11 moment. It's going to be the hardest moment for many Americans in their entire lives. And we really need to understand that if we want to flatten that curve and get to the other side, everyone needs to do their part. Les États-Unis recensent déjà plus de 337 000 cas de Covid-19 sur le territoire. Ces dernières 24 heures, 1200 morts ont été déplorés, soit la plus forte hausse quotidienne. Le pays s'approche des 10 000 décès. Les autorités ne cessent de répéter que ces morts sont inévitables et l'administration Trump s'évertue à garder espoir. We're starting to see light at the end of the tunnel, and hopefully in the not too distant future we'll be very proud of the job we all did. Can never be happy when so many people are dying, but we're going to be very proud of the job we did. Paradoxalement, Donald Trump exhorte ses concitoyens à continuer de travailler pour ne pas aggraver la crise économique. Au-delà de New York, de nombreux autres États sont durement touchés, comme la Louisiane, le Michigan ou l'Illinois. Leurs gouverneurs réclament un plan fédéral pour endiguer la progression du virus. Pour l'heure, 9 États du centre et du sud du pays n'ont pas adopté de mesures de confinement. donc li ñu wax am na solo mooy maanaam ñoom fi ñu toll nii nan la ñuy def ba xeex ak li nga xam ni mooy coronavirus bi. parce que nombre bi ñuy am ci ay 24 heures nga am ci 1808 morts dafa nekk lu am doole. dafa bëri doole franchement. c'est trop quand même. ñu ngi jéem indi ay solution parce que boo seetaanee mu ngi naan la ñu ngi commencé gis lumière bi au bout du tunnel maanaam solution mi ngi commencé feeñ daal ci seen côté parce que ñoom aussi tooguñu ñoom à tout moment ñi ngi xool na la ñuy génnee vaccin à tout moment la ñuy xool na la ñuy amee sérum bi nga xam ne moom moo leen mën a dimbale ñu mën a faj seeni cas yi nga xam ne instant ñoom moom la ñu am ci coronavirus bi donc am na beneen élément aussi boobu aussi war nañu mën dem seetaan ko parce que moom aussi ça parle ci hausse bi nga xam ni mooy hausse de mortalité bi nga xam ne moo nekk au niveau international bu fekkee du baax na nga jox ñu élément numéro 2 bi ñu seetaan ko parce que moom aussi am na solo international il faut que ñu wax ci. parce que ñoom ñoo ñu gën a sonn aussi. Cela faisait 4 jours que le nombre des décès en Espagne refluait, mais ce mardi le bilan est reparti à la hausse. 743 morts, une centaine de plus que la veille. Le ministère de la Santé explique que cela est dû à l'enregistrement tardif des décès du week-end. Pour sa porte-parole, la décrue est bien engagée. Le nombre total de personnes décédées à ce jour est de 13 789 et le nombre de décès enregistrés hier était de 743. Il commence à y avoir une baisse de la pression dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs. Moins de pression dans les hôpitaux qui ont frôlé la rupture ces derniers temps dans les régions de Madrid et de Catalogne. Plus de patients guéris également, 30% environ. À Barcelone, cet hôtel 5 étoiles est désormais réservé aux convalescents du Covid-19 et à ceux atteints d'une forme légère. En Espagne, où la somme des cas positifs a franchi la barre des 140 000, le confinement est total et il devrait être prolongé jusqu'au 25 avril. ok loolu mooy au niveau Espagne li nga xam ni moom lañ fa am voilà ñoom aussi baat nañ seen record mooy 757 morts en 24 heures. loolu tamit nekk na loo xam ni chiffre bu ngand la par rapport ak ñoom seen nombre de cas yi nga xam ne moo lañ am ak nombre de cas yi guéris boo ko comparé mi ngi commencé bëri quoi donc bu ñu seetaanee aussi ñoom dinañ dem ba yegg ci barre bi nga xam ni mooy la barre des 20 000 morts. ah c'est sûr. te ñaanuñu yàlla yegg foofu daal. am na aussi beneen élément boo xam ne ça parle aussi niveau international mooy élément 3 bi la ñuy dem seetaan après ñu ñëw au niveau national. bu fekkee baax na.
Moins de décès que la veille, des admissions en soins intensifs en baisse pour la 4e journée et 880 nouveaux cas, le chiffre le plus bas depuis le 10 mars. En Italie, le décompte quotidien nourrit l'espoir d'un recul du coronavirus. Mais ici, nul triomphalisme. Finalement, après une phase de plateau, il semble y avoir une baisse du nombre de nouveaux cas, confirme ce représentant de l'Institut de la Santé. La courbe tend à fléchir, mais évidemment, il faut rester prudent. Le pays le plus endeuillé au monde a enregistré ce mardi 604 décès de plus. La barre des 17 000 a ainsi été franchie. Alors toute assistance venue de l'extérieur reste la bienvenue, comme cette aide médicale venue des Émirats arabes unis. Les autorités préviennent, la sortie de crise est encore loin et le respect du confinement est pour l'heure le seul salut, quel qu'en soit le prix. Voilà, le seul salut, quel qu'en soit le prix, moom la ñu mujjee wax foofu noonu. Donc dañuy dugg ci li nga xam ni moom mooy Afrique. waay ngay bàyyi rek nga dugg ci Afrique. waaw bu ñu ñëwee ci Afrique am nañ benn chiffre boo xam ne aussi dina commencer di ñu tiital parce que ñu ngi ci ñun ci 10 000 cas yi. Ici en Afrique am nañ 10 407 cas boo xam ne ça concerne juste Afrique. ñu am 489 décès. mais sant yàlla parce que Sénégal moom ba léegi 2 décès rek lañ ko compté. mais fu ci mel ni ay Algérie fu ci mel ni Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk yi ñoom aussi ñu ngi commencé à souffrir. donc dañ lay war na jar na bàyyi xel daal. bu baax a baax. bu ñu génnee foofu nag dañuy wax ci fi nga xam ni mooy sunu réew mooy Sénégal. sunu gaal bokk. donc dañuy dem seetaan li nga xam ni moom mooy point de presse bi nga xam ni tey ministère de la santé def nañ ko. mooy concerné nombre de cas confirmés sous traitement ak yi nga xam testé nañ leen positif ak ñaata la ñu testé positif parce que ñu ngi commencé am ay cas communautaires yi commencé bëri. depuis le début voilà ça commence à déborder depuis le début amuñu woon lu bëri. comme ba fi ñu toll nii léegi amatuñu cas importé mais li ñu am mooy ay cas communautaire donc cas communautaires yi tey am nañ ci ñaata. tey am nañ 5 cas communautaires. ñu am ñaata positif en total. on a 7 positifs en total 5 communautaires et 2 contacts. ñaata la ñu testé. 108 cas. 108 cas donc élément bu fekkee baax na rek du mën nañu ko jox ñu seetaan point de presse bi nga xam ne tey ministère de la santé def na ko ci lii concerné lii di Covid 19 bi parce que ñoom aussi chaque jour noonu la ñuy def dañuy informer wax ñu fi nga xam ne fa lañ toll. fa lañ ñaata cas la ñu am mais depuis le début Sénégal ñaata cas la ñu am te cas confirmé. actuellement ñu ngi ci 244 cas confirmés. ñaata ñoo nekk sous traitement. il y a 128. ñaata ñoo ci wér. il y a 113. ñaata district lañ ci touché. 24. ñaata ñoo ci décédé. 2. ñaata lañ ci évacué. benn. ndax defe naa loolu mooy li nga xam ni information yi concerné au niveau national Sénégal yëpp mooy information yi ñu leen bëggoon a jox foofu noonu au niveau Sénégal mais tamit du ñu fàtte doomu réew yi nga xam ni ñoom ñi ngi ci biti. am nañ tey jii nii le regret de vous annoncer bien sûr benn décès boo xam ne amee na fële ci États-Unis mu nekk benn doomu sénégalais démb la décédé. mais tamit am nañ foofu 10 cas yoo xam dañ leen testé positif. Voilà dañ leen testé positif foofu ci États-Unis donc ñooñu aussi ñu ngi leen di ñaanal ñu wér ak jàmm ñooñu aussi ci réew mi lañ bokk. ci lañ bokk ak jamono ji nga xamante ni lakk néew dafa xew. espérons juste que ni dañu am opportunité récupérer suñuy néew mën leen defal seen funérailles comme ça se doit. voilà comme si nga ci waxee noonu ci laa ci dugg parce que jamono bi ñu toll nii il paraît que nangootuñu léegi benn corps sans vie jóge feneen di ñëw fii nii pour ñu exterminer ko fii nii. defe naa amatul daal nangootuñ ko bokk na ci yu bees yi nga xam ni jël nañ ko comme ay dogal. waaw xanaa dañuy dem seetaan li nga xam ni mooy. li nga xam ni monsieur le maire ak préfet bu Pikine def nañ ko fi démb ci descente fii ci Kër Massar. waaw parce que Kër Massar aussi commencé nañoo am seen i cas communautaire depuis samedi depuis samedi. waaw am nañ fi ñu toll nii 5 cas communautaires. 5 cas yi. au niveau Sénégal au niveau de Kër Massar. mais tamit mën nga wax aussi ci Sénégal. parce que Sénégal am nañ comme ni ñu ko limee woon démb. fi nga xam ni moom mooy Dakar Ouest amoon nañ ñaata. 61 voilà Dakar Sud ñu am 48 Touba ñu am 26 Dakar Centre ñu am 18 Mbour ñu am 13 Thiès ñu am 10 Vélingara ñu am 7 Pikine ñu am 9 Guédiawaye ñu am 8 Rufisque ñu am 6
bu ñu demee Sangalkam 6 la ñu am. Kër Massar ba léegi 5 lañ jàpp ni que moom le ministère de la santé jusqu'à maintenant ba ci heure bii nii. ñu toll 5 le ministère de la santé jàpp que ni 5 cas moo am Kër Massar. pour muy leer voilà Dakar Nord 5 lañ am. Saint-Louis 4 Popenguine 3 Ziguinchor 2 Diamniadio 2. Mbao 2 Oussouye 1 Goudiri 1 Richard Toll 1 Louga 2 parce que Louga aussi am nañ beneen cas bu bees. Fatick aussi am nañ benn. Yëmbal am nañ yeneen ñaari cas yu bees bu nekk léegi maintenant 3 lañ am au lieu de 1 bi ñu amoon démb léegi 3 lañ am. Bignona mu ngi ci 0. donc Dakar Ouest moo yokku. Pikine Guédiawaye Yëmbal Louga. waaw mooy ñoo fi yokkale ay cas pour cas yu bees yi nga gis tey yi ministère de la santé wax. ñooñu la concerné mooy maanaam Dakar Ouest. Pikine Guédiawaye Louga Yëmbal. ñoom ñooy seen cas yokku. bon pour rappeler aussi Kër Massar waa que ni ba tey ñu ngi ci 5 cas. waaw te aussi am nañ benn xeex boo xam ne ñun war nañ ko war a mën a xeex. muy maanaam lan bu ñu nangu keneen di jóge feneen di ñëw di dugg si. parce que ñi nga xam ne dañuy bugg ñëw toog fi ñu nekk. parce que xëy na seen xel mu ngi dal naan ñun am nañ ko wala amuñu ko. am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw mais amuñu ko même ñoo xam ne aussi ñu ngi ñëw am nañ ko. mën nañ jóge ci région yi ñëw indil ñu ko donc raccourci yi ñuy jël nañ ko bàyyi. mais gars yi tamit c'est un petit truc quoi parce que tamit yow gendarme yi am nañ fu ñu monté. xam nga ne foofu ba fa jaaree dañ lay téye. bien sûr nga jël ay raccourci te oto yi ñu ngi daw de région en région waaw parce que ñu ngi jaar ci mbedd yeeg ci ruq-ruqaan yi parce que même hier am nañ fii benn cas à Yëmbal koo xamante ni nii car rapide la yor da doon daw. mais bi ko police yi intercepté daf ko jaral muy vitesse ci biir ruq-ruqaan yu sew yi ay raccourci la doon jël. il a fallu que ñu jël matriculam ba tey jii nii ci matinal bi noonu la ñu jàpp ki nga xamante ne nii moo ko doon mujjee dawal ci matinal bañ ko yóbbu boo dafa nekk ni moom yoru ko woon démba. il a fallu que mu dénoncé ki nga xam moo doon ko dawal démba. ba ñu dem mujj dem jàpp ko indi ko bien sûr jàpp nañ leen. donc yooyu noonu nekk nay affaires yoo xam ni maanaam ñun bu ñu taxawee di sensibiliser c'est parce que dañoo bëgg ngeen def li nga xam ne mooy gën ci ñëpp. mooy li gën ci yow mooy li ci li nga xam ne moo gën ci sa waa kër parce que ku lor sa bopp di ko lor sa waa kër parce que virus moom xeebul yéemul ñëpp la ci boole. tey aussi tamit ñii di daw nañ xamante ni ils sont mieux. entre les mains des docteurs que ni chez eux. surtout ça. parce que toog sa kër taxul nga xam li lay faj. waaw boo demee au moins di nga nekk sous traitement dinañ la mën a faj di nga ci mën a am njëriñ di nga suturaal sa bopp suturaal sa njaboot. parce que nga feebar nga daw nga toog beneen nga jógee sa kër tey fii Kër Massar daw toog Pikine ba tey sa benn famille bi la yaa ngi lor sa famille ba tey. bien sûr parce que aussi li ñu war a xam foofu noonu mooy ki nga xam ne tey jii dañ ko jël même bu fekkee doo cas confirmé dañ la yóbbu en quarantaine tey jii nii dinañ la toppatoo ba keroog ngay génn boo amee feebar bi nga xam ni moom la ñuy wër ci yow dinañ la fexe faj la ba nga wér mais tey jii nii bu fekkee da nga ko am wala mu leen sax yow amoo ko mais yaa ngi daw yaa ngi lor sa bopp en premier fépp foo dem aussi mën nga leen lor. donc loolu mooy li nga xam ni moo ci xaw a métti. loraange la. donc du su baaxee rek mën nga ñoo jox élément monsieur le préfet bu Pikine moom aussi ñëwoon na démb ci rond point Kër Massar. ñëwoon ci liggéey bu am njëriñ bu am njëriñ bu baax a baax. bu Kër Massar tey ñu gis ne yéen a ngi à Kër Massar tey ñëw ci li nga xamante ne ni moom mooy désencombrement bi nga xam ne amoon na fii et tout ñu gis tey seen taxawaay Kër Massar tey changé kanam ñu waroon a xam loolu noonu lan ak lan moo ko waral. waaw tey jii dafa am ay dogal yi nga xam ne préfet bu Pikine moo ko jotoon a jël bi ñu xamee ni feebar bi am na te fii dafa doon place bu nga xam ne dafa bëri dajaloo donc mu jël arrêté ne nañu bàyyi commerce bi nañu bàyyi stationnement bi pour fii mën a féex ku ñëw mën a circuler donc ñu jugoon nag pour appliquer loolu tey ànd ci ak gendarmerie ñu déployer dispositif bu am solo. ñu ànd ak ñoom ci suba ba léegi ba boo xoolee tey rond-point bi tey vraiment nettoyé nañ ko ba mu set ak li ci ginnaaw muy marché Aynou Mady nga xam ne foofu aussi dañu nemmeeku woon dajaloo buy bëri na donc te feebar bi xam nañ ne bu dee law foofu ci mu mel noonu lay jaar moo tax ñu jël ay matuwaay pour bu fépp fu nga xam ne daal ay dajaloo am na ñu fexe ba tas ko waaw. ñu bëggoon xam lii nii opération bi ñaata temps la nar a durer ci. waaw du ñu teggi suñu tànk ndax feebar baa ngi fii ba léegi dañu war a takku donc ñun aussi fii dinañ fi continuer def suñu doole continuer di mener ay opération ba keroog ñuy vraiment am ay résultats yu leer incha allah.
waaw. incha allah ñu gis ne monsieur le maire mi ngi doon wax ci suñu plateau Proxi TV comme quoi que ne depuis bu ñu defee couvre-feu bi ñu ngi gis circulation bi mu ngi continuer di am nit ñi ñu ngi dox loolu aussi bokk na ci li tax tey jii ngeen ñëw fii wala. waaw couvre-feu bi force yi ñoo koy saytu gendarmerie wax nañ ni 8 heures bu jotee donc danañ commencer couvre-feu kenn dootul dem kenn dootul dikk donc loolu nit ñi dañu war jël seen ay matuwaay avant 8 heures di jot kuy liggéey léegi administration yëpp dañuy teel a wàcc képp kuy def activité nga teel ko wàcc xam nga diggante bi ngay def bala ngay ñibbi donc nit ñi ñoo war a jël seen matuwaay ba 20 heures bañ leen a fekk ci biti léegi nag ku ci 20 heures fekk ci biti comme gis nga ñële nga xam ne jàpp nañ leen dañu leen di teg loxo donc li yoon wax ñu def ko ci ñoom waaw. lan ngay dénk ci côté matuwaay bi waa Kër Massar war a jël pour respecter li nga xam ne moom mooy dogalu njiitu réew mi. fi mu ne nii waxtaan jot na ndaxte situation bi vraiment ku ne xam na ni situation bu doy waar la ndax feebar baa ngi fi. te ku nekk la mën a dal donc kenn ku ne moo war a sàmm boppam d'abord mën a sàmm moromam donc moom mooy li ministère de la santé santaane muy di raxas say loxo di def gel mais aussi di éviter dajaloo bi wala bu ngeen mënul dem fenn ngeen di respecter distance sociale bi nga xam ne wax nañ ni diggante boobu mooy tax vraiment wàllante du mën a am boo mënul dox génn daal na nga génn ci la nga xam ne mënul ñàkk loolu kenn ku nekk daf ko war a def ci xelam école yi tëj na administration wàññi na ñi daan liggéey usines yi fépp c'est au ralenti parce que période de crise lañ nekk bu ñu nekkee période de crise nag muy crise mondiale fépp dëkk yu bëri la dal dañu war a adapté wu ci situation boobu xam ne bu ñu takkuwul ñun ñëpp xeex lii gaaw fi génn ba mu def leneen ñun ñëpp ñoo koy yëg donc yal nañu ci yàlla musal. voilà loolu c'était l'élément bi nga xam ni moo concerné woon Kër Massar nga xam ni préfet moo fi ñëwoon démb. ñëwoon saytu fan la liggéey bi toll. parce que ñëw taxawu aussi parce que am na solo. donc bu ñu waxee aussi ci Sénégal am nañ ay chiffres yu ñu fi war a joxe lu ci mel ni ay cas contact. si depuis le début cas contact yi ñaata la. depuis le début am nañ si cas contact yi 140. cas importés yi. on a 85. cas yi nga xam ne mooy cas communautaire. yi nga xam ne moo sonal ñëpp tiital ñëpp c'est 19. c'est 19 donc ci noonu la ñuy def rek ñu dem seetaan élément bi nga xam ni mooy monsieur le maire moom aussi mu ngi ci liggéey bi mësul teggi tànkam. chaque jour mu ngi ci station bi di jàpp ci liggéey bi nga xam ne moom la force de l'ordre di def te loolu la ñu gën a soxla ci autorités yi nekk ci dëkk bii nii parce que Kër Massar aussi commencé nañoo tiit. voilà parce que saa ñu déggee saa ñu xëy dégg am nañ ay cas suspect mais ba tey mën nañ jàpp que ni 5 cas moo confirmé. gum ci 5 cas lañ confirmé. pour l'instant ci Covid 19 bi. waaw donc liggéey bi daal dafay continuer sama gars yi ñu gën a mën a moytu gën a mën a toog gën a mën a kenn ku nekk toppatoo sa bopp daal restez chez vous. voilà ñu dem seetaan monsieur le maire te ñëw bu fekkee baax téléspectateur de la Proxi TV télé bi la jege di la woon sa bopp gis ngeen ne nag tey ñi ngi fii nga xamante ni mooy ci rond point commune bu Kër Massar di ci station Kër Massar bi tey nag ñu gis fi ndogal boo xamante ne nii vraiment bi jàngoro bi duggee fii ba tey gisaguñ li ni mel muy coronavirus ñu naan ko Covid 19 boobu ba tey nag ñi ngi gis li nga xamante ni mooy décision yoo xamante ni ñi ngi koy jël mais bii dafa nekk loo xamante ni décision bu ferme la ki ma taxawal nekk koo xamante ne nii mooy njiitu Kër Massar commune bu Kër Massar di monsieur le maire dinañu ci gën a amal waxtaan gën ñu leeral li nga xamante ni moo tax tey ñu ñëw fi ak décision yi nga xamante ni moom lañ jël fii ci commune bu Kër Massar salaamaaleykum. maaleykum salaam waaw maa ngi nuyu waa Proxi TV di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ciy seetaan rek comme ni nga ko waxee rek mooy tey jii dañoo jël ay mesures mën naa wax ne ay mesures draconiennes parce que boo xoolee Kër Massar dañu ngi 72 heures ñoo am 5 cas. donc te transmission bi communautaire la te transmission communautaire mooy ki nga xam ne dafay feebar bi nekk ci moom xamu ko mu koy wàllaate encore donc loolu suñu seetaanee fii nga xam ne Carrefour la tey nga xam ne nit ñëpp ñoo fi daje ñiy dem Tivaouane Peulh ñiy dem Malika ñiy dem Jaxaay ñiy dem Lac Rose ñiy dem Ñàkkurab tout le monde ñëpp fii la ñuy daje plus de ay 100 000 personnes dañ fiy daje chaque jour groupe loo fii ñii activité commerce la ñuy def ndax commerce bi dafa dox fii ay ambulant lañ
ñii ay activité transport la ñuy def ñoom ñooy yóbbu nit ñi bien vrai que dégg nañ di nit ñi wax ne tey feebar bi li muy bañ mooy dajaloo mais dañu dëgër bopp def nañ lu nekk ñu bañ ñun nag ñu ne mënuñu si dara ñun maire bi mais tey préfet bi kaay yokkee yónni na sous-préfet ñëw na commandant ñëw ñu toog ñu xool ñu ne fii daal nañ fermer lépp luy activité commerce benn nit tamit bu mu fi taxaw di fi yeb wala di fi oto di fi arrêté stationnement bu mu fi am romb jàll rek mais biñ ko defee tey population bi yëpp apprécier nañ Kër Massar yëpp woote nañu kontaan léegi nag loolu dañoo bëgg mu nekk loo xam ne autorité bi moom moo ñu mën a accompagner parce que lii service d'ordre rek moo ko mën moom moo ñu mën a jàppale pour lii mu continuer ñu ngi sant nag bu baax a baax le préfet Moustapha Ndiaye bu Pikine sant le sous-préfet Omar Dia sant le capitaine bi nga xam ne moo yore compagnie bu Rufisque mais sant suñu commandant bi nga xam ne ci suba ba léegi moom mi ngi fi ak éléments yi ak élément mairie yi lii nag lu pérenne lañ ci bëgg comme lu pérenne lañ ci bëgg nañu état central dégg ay homme de tenue di fi taxaw suba di fi taxaw ngoon di fi taxaw guddi ndax fii nii la war a mel nii la Kër Massar bëgg mu mel ñi fiy ñëw di fi daje yee boo seetee presque mën nañ wax ne dëkkuñu fi mais dañ fiy ñëw rek di fi taxaw di fi def ay activité ndax fépp foo xam ne njaay mi dox na transport dox na nit ñi dañ fiy ñëw kon fii mën naa ne c'est le Sénégal en miniature bu ñu bàyyiwee communautaire bi transmission communautaire bi di fi développé ça veut dire que kon corona bi dina tas ci Sénégal yëpp ndax ñi fiy ñëw ñëpp ci Sénégal fu nekk lañ jógee ñëw fi. am na ñu naan sax mooy Kër Massar mooy bopp Sénégal mën nañ jàpp ne mooy loolu comme li nga wax mais dafa am lenn loo xamante ne nii ñëpp ñu ngi koy wax le fait que Kër Massar lii nii ñu bëri ne nañ mënoon na ñàkk benn cas sax mënoon na ñàkk ba tey ñuy jëm ci 5 xamuñu ndax dina fa yam ou pas yàlla na fa yam mais le fait que Kër Massar ñi ko wër ñëpp Yëmbal Pikine Guédiawaye Mbao Rufisque li ko wër yëpp amoon nañ cas donc ñëpp di wax pourquoi ñun jëluñu matuwaay bi war ba nga xamante ne ñun dinañ préparé wu ci li nga xamante ni mooy Covid 19 bi mu dugg fi ba lii jot ñuy soog a jël matuwaay yi loolu lan nga ciy wax. non matuwaay yi sax jël nañ ko xam nga matuwaay yi tamit dañuy wax ne population bi tamit dañ ci am responsabilité parce que xam nga tey bu nit jógewee Touba ñëw sa kër toog waxoo ko mu dem si district ba ñu suivre ko mu feebar yóbbuwoo ko ñu koy jéem a faj ci kër ba affaire yi dégg daay ñu yóbbu ko kon ñooñu responsabilité bi ñoom la. kaa bi tey bu doon dañu jékki-jékki rek nit feebar koo xam ne mi ngi dund biir Kër Massar xamuñu lu ko wàll lan la boobu lay garaaw mais kaa bi dafa ñëw importé la keneen ki tamit c'est la même chose da doon liggéey ci mat loolu doon liggéey ci chaloupe yi ñëw toog quelque temps ndax feebar bi mën na la dal tey toog fukki fan ak ñeent doog la daaneel donc kon dañ ko fi indi mais indi biñ ko fi indi dem am fi ay contact ba mu mat 26 donte isolé nañ leen est-ce que amul beneen contact bu rëcc ak yooyu loolu yëpp la ñuy xalaat donc mais loolu pour bañ propagation bi il faut que nit ñi kenn ku nekk toog sa kër nit ñi jël mesure d'hygiène yi nga xam ne wax nañ ko di ko appliquer mais suñ ko deful bu yàggee beneen affaire lay doon moo tax nag nit ñi bu ñu respecté wul affaire yi état jël ay responsabilités am. comme nan parce que dégg naa jamono ji ñi ngi jël ku ñu jàpp rek dañ lay daan maanaam dañ lay daan ci xaalis wala ñu daan la ci tëj la fii nag yan mesure lañ jël. Sénégal moom xam nga loolu la fii ku ñu fi jàpp ñu daan la sa poche bu ñu la daanul sa poche ñu arrêté la ñaar yooyu bu ñu leen ko defee nit ñi ñu toog. daan ci poche bi ak. voilà loolu mooy li nga xam ni moom la député maire Moustapha Meng wax ci li nga xam ni mooy initiative yi ñu jël ci rond-point station Kër Massar. am na solo bu baax ñu ngi leen di encouragé leen wax ni que liggéey bi dafay soog a tàmbali mais tamit est-ce que jotul tamit ñu wax sénégalais yi ñu toog seen kër. ah il est temps quand même. te en plus monsieur le maire dafa wax lu am solo. nee na ñi nga xamante ni bu ñu jógee feneen ñëw dal sa kër yow yaay ndëppal situation bi. waaw yaay jël nga gis mu feebar doo ko dénoncer de 1. de 2 tu te permets da nga koy faj comme si tu étais médecin alors que non. dafa yéeme parce que ñun waruñu taxaw place su médecin qu'on se dise la vérité duñu ay médecin tamit. nit boo gisee loo xamul déjà même bu dul corona sax boo gisee loo xamul da nga war a dem ci docteur mu xool la. surtout ma corona c'est critique quand même. sénégalais moom moo tàmmul maanaam am lu koy métti as ndaw. lu ndaw ci moom mu dem rek déplacé wu dem ci hôpital bi. déedéet il préfère moom mu dem ci pharmacie bi. fexee def li ñuy tuddee de médication dem jënd benn garab ñëw naan ko pour am yaram bu sedd wala bopp bu metti wala genre yooyu noonu mais tey jii nii bu fekkoon da ngay gis koo xam ne mu leer ni zone bi mu jógee mooy tuddee les zones rouges. Imaginez-vous quelqu'un qui quitte de Touba mu jóge Touba ñëw Kër Massar yow sa xel mënul daw dara ci lu dul xëy na sax
indaale na ko indaalewu ko mais wóoru la quoi. man je préfère nga ni ko kaa ñu dem kat nga xool sa yaram wala boo kaa ñu toog ñu woote. gars yi ñoo xool la. parce que Touba nga jógee. ak aussi ñu bàyyi déplacement yi. mais xëch le souci en est que xam nga ñun fii nii dañoo gëm teranga Sénégal. dinañu teranga Sénégal mooy boo amee gan da nga koy dalal. dinañu rey bu ñëwee doo ko dénoncé. parce que yaay naan wax dëgg fa ne yàlla dafa jógee fu sori seet si ma. jógee fu sori seet si ma waaye doo ma lor de. surtout nag boo jógee Touba dañ naa xam nga Touba dañoo mën gan. waaw macha allah bu ñu ñëwee sa kër da nga naan dama koy ganale. dama koy ganale tax bu yóbboo dafa gan moom mën nga koo teree lu nekk ba mu des xool ak wax. mu ngi noonu daal ubbil nañ leen ligne bi 88 628 16 00 ngeen am li ngeen mën a participer ci seen émission situation Covid 19. voilà ñu ñëwoon def benn point boo xam ni ça concerne juste Covid 19 bi ci au niveau international au niveau national au niveau communautaire fii ci Kër Massar. donc dañuy dugg ci Facebook bi lire ci fa quelques commentaires yi commentaires. am nañ fii Papa Bass nee na luttons contre le Covid 19 c'est une menace, négligeons pas cette pandémie. voilà loolu aussi am na solo. parce que moom aussi il habite à Kër Massar. donc buy lancer message moom tamit xelam commencé na ñaaw daal ci mbiri fii am jamono ñu toll nii. ah oui mooy yey nag. salaamaaleykum. maaleykum salaam. siyaar nañ la. maa ngi delloo siyaar xacha. naka mu. nice nañu cool. Mbaye nga am jàmm. waaw maa leen di suivre en direct maa ngi wootee Kër Massar unité 4. Kër Massar unité 4 tur bi fàttaluñu ko. waaw Souleymane Ba laa tudd. Souleymane Ba. waaw Souleymane Ba nuyu nañ la bu wér. waaw maa leen di siyaar di leen delloo siyaar bu wér. delloo siyaar ku baax. waaw. na nga gisee situation bi ñu nekk di énumérer fi ñu toll nii. waaw sànq maa ngi gis monsieur le maire mu ngi doon wax lu am solo. parce que gis nañ ne dugg ci na Kër Massar. waaw. waaw xanaa di ñaaxaat askan bi ñu gën a jël seen matuwaay. dëgg la. waaw am na solo trop. ñu digle li médecin yi santaane. am na solo trop daal. léegi yow tu es d'accord à ce que ñu def li ñu def station Kër Massar ñu def déguerpissement dégager zone boobu yëpp étant yow habitant de Kër Massar j'espère que tu es d'accord sur ça. waaw wax dëgg fa yàlla rafetlu naa ko moom loolu sax rafetlu naa ko trop sax. waaw léegi étant jeune sa biir kër sa biir quartier waa daw na dama ko bëggoon laaj étant jeune parce que kenn ku nekk am na benn rôle bu muy joué ci biir këram. parce que comme dañoo teree génn kenn ku nekk am na benn rôle booy joué sa biir kër du ñàkk ni que mënoo leen teree génn ñu dëkk ci kër gi parce que tamit lépp lu ñu soxla ci mbedd mi lañ ko mën a amee. ku ci mel ni ñiy dem marché parce que marché sax li tëj nañ ko mais foog ñu génn nduggi. te am na sax ay marché je m'excuse du terme ay marché yëpp sa jëkkër ñaari table ñetti table ci koñ bi. te ba tey comme on le dit au Sénégal a jéegi ñu ngi fay dajaloo. waaw dañuy dajaloo ba tey dajaloo boobu tamit ñu ngi lor suñu bopp quoi. bu baax a baax ma ni étant jeune war na mën a am benn rôle boo xam da koy jouer ci biir këram. maanaam rôle bi mooy lan bu amee ku génn bu ñëwee mu ni ko raxasul ba set. allo salaamaaleykum. allo. daf mel ni daw na bu génnee amee ku génn bu ñëwee mu ni ko raxasul ba set wala nga ut gel wala genre parce que kenn ku nekk am na benn rôle booy jouer sa biir kër ñu waxante dëgg rek kenn ku nekk am na benn rôle booy jouer sa biir kër surtout nag nga nekk nit koo xam ne yow tu es un peu instruite def nga ban quoi jàng nga au moins am nga tuuti xam-xam yaa ngi suivre ci télé bi yaa ngi gëstu yu bari xam nga nuñ koy moytoo donc da ngay jouer rôle bi nga xam ne moom nga war a jouer sa biir kër comme dañuy rester chez vous kenn ku nekk na fexe di jouer rôle boobu noonu ci biir këram allo oui allo. daa mel ni rëcc na daw ñu ñëw ci commentaire yi ba tey y a Elimane Sarr qui dit s'il vous plaît dites aux Sénégalais de rester chez eux. Le coronavirus ou Covid-19 est une vraie pandémie qui ne connaît ni riche ni pauvre. boobu léegi loolu la ñuy wax Elimane Sarr daf ñuy rejoindre rek. parce que ñu ngi naan rester chez vous. eh waay restez chez vous s'il vous plaît. en tout cas daal ñun li ñu mën mooy waxtaan ñu ngi koy def salaamaaleykum allo oui. daf mel ni déggante wu ñëw. mais ñu ñuy dimbale ñoom tamit bu ñu wootee ñu dégloo téléphone bi te xaw a sori tuuti télé bi. comme ça déggante bi di gën a neex. waaw day tax mu gën a neex vraiment. am nañ fi tamit Bakary Yatera nee na pour mieux combattre le Covid-19 la solution est de rester soit merci d'appliquer la règle ba tey day fekk ci Elimane Sarr rek ci li mu wax. waaw parce que moom aussi nee na restez chez vous. donc ñun ñëpp nous sommes conscients li may wax sànq rek jeune bu nekk rek ak li ngay jouer sa biir kër li ngay jouer sa milieu bi nga xam ne foofu nga nekk ak fu mu mënti doon war nga mën a di yeete à tout moment dox gars yi nii la ñuy moytoo nii ak nii ak nii règle yi à tout moment ànd xeex corona ak kii ànd xeex Covid 19 ak Proxi TV chaque jour ñu wan leen règle yi nga xam ne moom la ñuy moytoo dee raxasee loxo foo toll ak savon ordinaire utiliser gel antiseptique takk li nga xam ne moo di masque. sori wante 1 mètre
ñun ak ñi nga xam ni même bu fekkee ñoo bokk kër sax parce que maa ngi dégg aussi benn docteur mu koy wax même bu fekkee ñoo bokk kër sax daf ciy baax aussi. ñu respecter 1 mètre bi surtout boo génnee allo salaamaaleykum tey daf mel suñu téléphone day déconné de. day déconné waaw mais gars yi ñu ngi bëgg a dugg participer. parce que Kër Massar aussi ñor na leen boobu léegi ñuy wax ñëpp ñoom ci Kër Massar la ñuy gën a intervenir. mais baax na am na solo noonu la na kenn ku nekk def li nga xam ne moo ko war ci affaire bi rek ñu continuer xoolal beneen commentaire parce que gars yi aussi en live ci Facebook bi. mën ngeen ko bala may ñëwaat ci commentaire yi. bëgg naa aussi ñu xam ne en tant que Massaroise. ñun fii Kër Massar suñu dëkk la. waaw ñun ñoo ko mën a defar ñeneen ñi ñëw jàppale ñu parce que démb tu sais bien que ñun 22h la ñuy wàcc. waaw mais dañuy wàcc di ñibbi dañuy gis ne que ni am na ñoo xam ñu ngi ci mbedd bi. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si tur bi ak fay wootee. man maa ngi dëkk Kër Massar ginnaaw clinique Tunkara mais dama bëggoon lekk tur bi. Soxna Sarr. ginnaaw clinique Tunkara. sant yàlla bu baax. dama bëggoon participer ci seen émission bi. bienvenue ñu ngi lay déglu. di rafetlu bu baax nag vraiment initiative yi ñu jël au niveau du rond-point. di remercier monsieur le maire bu baax. ndaxte lii moom ñun ñëpp namoon nañ ko. jox nañ ko fu nekk. waaw parce que nga mën a comprendre mooy une entrée de commune de ville de quartier ñu def centre commercial. am nit di fa jaay. di fa taxawaalu donc boo dox surtout ci trottoir yi. alors que nit ñi ci trottoir lañ war a dox oto yi daw ci tali. mais entrée Kër Massar bi dafa mel noo xamante ni nii maara te loolu vraiment ñun tamit dañu bëgg vraiment dëkkuwaay bu ñu nekk mu nekk une dëkkuwaay boo xamante ni dafay sànni. suñu xale yi di mën di fooy di génn sans pour autant sax ngay inquiété wu ci tali parce que fii ragal nga sax yónni xale mu dem ci tali bi. oto tel ko ndax embouteillage ak nit yu bari. dëgg la. man vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ci ñaan bu baax tamit autorité administrative yi ñu dimbali ñu ci dégager ñu rond point bi si mënuloo wàcc. jógee sa bureau. jógee da bëgg a def 3 heures de temps pour dugg Kër Massar c'est infernal. dafa metti lu ñu ci mën a dimbalee rek wax dëgg fa yàlla ñu ngi ko koy ñaan bu baax te di ko vraiment encourager à ce que mu continuer lii sax même bu fekkee ne sax guerre contre le Covid-19 bi passé na ñu génn ci ak jàmm di ñaan yàlla suñu borom suturaal ñu génn ci ñun ñëpp taxawuñu ci amiin ñu ngi ñaan yàlla daal ñu yeggale ko ñu continuer ko vraiment loolu lañ koy ñaan monsieur le maire keroog bi mu nee ñu invité ko jéem naa dugg ba tàyyi c'était pour intervenir dans ce sens lu ngeen ci mën tam yéen tamit en tant que journaliste ñu ngi leen di ñaan seen taxawaay aussi ngeen taxaw ci bu baax ngeen liggéey incha allah dañuy am pour dugg intervenir dans ce sens incha allah léegi yow question ma la bëgg a laaj mooy maanaam instant yi ñu toll nii kenn ku nekk di moytu yow ban rôle ngay joué ci biir kër gi. ban rôle ngay joué ci biir kër gi pour nit ñi gën a mën a moytu. dégg nga bu baax. ma ni. nga nekk benn femme boo xam ne yaa ngi sa biir kër. moment bi ñu toll nii génnatoo n'est-ce pas. man nag maa ngi liggéey mais samay doom ñu ngi ci biir kër gi ak sama bon. mu leen ñu jël les mesures yi nga xam ne moom lañ préconisé bu baax a baax xale yi génnatuñu. dematuñu sànn. waaw c'est la bonne qui sort pour faire des petites courses. de sol masque. waaw. bu ñëwaatee day raxatu ndox maa ngi ci buntu kër gi ñu teg saabu baa ngi ko eau de javel baa nga ko. kon vraiment on est en train de prendre toutes les mesures yoo xamante ne nii c'est recommandé par le ministère de la santé vraiment. merci beaucoup doon na benn information boo xam ni de plus la ci ñi nga xam ne ñu ngi seetaan kontaan nañ ci yow bu baax. ok ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi lay delloo gërëm. di leen ñaan aussi taxawaay bi tamit macha allah télé bi tam ñun yàkkamti woon nañ ko au niveau de Kër Massar. dëgg la. parce que c'est une commune boo xamante ne nii vraiment ñu ngi doon fi ñëw. dëkk fi mais bëgg ko defar aussi. c'est vrai. bëgg ko defar. vraiment. te ñun tamit population ñun rek ñoo mën a defar dëkk bi. avec quand même. l'accompagnement quand même des autorités administratives. bien sûr. mais nag tamit am na lu may déployer tuuti mooy bu ñu dàqee oto yi ñu jóge ci rond point bi. waxuñu leen aussi ñu continuer ci koñ yi wala tout le long de la route. parce que da ngay gis ne dàq au niveau du rond point ñoom ñu continuer di stationner tout au long de route. non il faudrait que xool fu leen mën a caser au moins ñu mën a dégager yoon bi. waaw parce que décret bi ñu génnee mooy ça tourne autour de 500 mètres. 500 mètres. autour de rond point bi. ok d'accord. moom mooy décret bi nga xam ne moom la préfet génnee côté boobu. ok ñu ngi rafetlu
dañuy rafetlu lii moom ñëpp ko namoon te sincèrement personnellement. je tenais à entrer dans votre émission. C'est vrai. Féliciter monsieur le maire, féliciter la gendarmerie, féliciter la sous-préfecture, féliciter la sous-préfecture, monsieur le maire, les autorités administratives et tout le monde. ñu continuer mu rafetlu changement loolu laa leen di ñaan vraiment yéen tamit li ngeen ci mën ngeen def ko pour que ñu mën ko pérenniser comme monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Merci. À vous aussi. Merci beaucoup. Sa participation am na solo parce que am na lu bëri luñ ci jàng parce que moom aussi nekk na koo xam dëkk na Kër Massar. mais li mu wax dafa leer dëkk ci dëkk bi aussi bëgg a defar dëkk bi. parce que elle a des projets moom su lu ñëwee li nga xam ne moo gën a metti li nga xam ne moom la ñëpp di ñaxtu. muy lan boo jugee Dakar bëgg a dugg biir Kër Massar. effectivement boo jugee Dakar bëgg a dugg biir Kër Massar dafa jafe mais aussi tamit gis nga boo daan ñëw jugee ville di dox di dugg pour jël ay gens clando di dugg ci biir. waaw tu es obligé yow ci tali bi ngay dox yow da ngay puusanteeg oto yi. parce que territoire bi yëpp gars yi dañ ko laloon di jaay. c'est vrai que ni amuñu place dañuy daan doole mais tamit avec la manière quoi. parce que ni ñu doon lalee foofu ñun nos vies étaient risquées parce que da ngay dox oto di jaar say tànk tu es obligé de reculer boo reculer wul lu la dal après yow la parce que xam nga chauffeur yi ni mu fa demee duñ la wax sax massa. waaw duñ la wax sax massa dañ naan la yaa dox ci tali bi. waaw mais loolu la quoi parce que ñoom moom tali bi. ñun li ñu moom mooy trottoir mais malheureusement ñu ko bokkal ñoom ñoo jël lépp. après ñun nous sommes obligés ñu dem fekk leen ci kaw tali bi. ñoom aussi des fois ñu ñëw stationné fi nga xam ne ñun fa la ñu war a dox ñoom ñu ñëw gaare fa donc loolu aussi daf ñuy sonal. juste nga continuer ci commentaire en attendant gars yi dugg participer 88 628 16 00 vous avez des mots à dire donc on vous attend ici sur la Proxi TV télé bi lay jege di la woon sa bopp yéen a ngi seen situation Covid 19. ñu lire quelques commentaires. kii nee na est-ce que le fait salaamaaleykum. Est-ce que le fait qu'on ferme les marchés sera accepté par tous les vendeurs? Ah mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est déjà fait ça. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Na ngeen def. ñoo ngi fii ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi jël ziar alhamdulilah na ngeen def naka liggéey bi. ça va alhamdulilah tur bi ak fooy wootee. bu baax liggéey bi. allo. li muy wax dafa xaw a suufe tur dafa mel ni daw na sax. voilà donc nga lire benn commentaire. Ababacar Kandji nee na il faut continuer de sensibiliser parce que les Kër Massarois ne sont pas presque tous conscients. bon est-ce que mën nañ wax loolu jamono bi ñu toll nii kan moo conscient wul ci li nga xam ne mooy danger bi ku seetaanul télé yaa ngi déglu rajo wala yaa ngi connecté WhatsApp. te à tout moment yaa ngi gis ay vidéo yaa ngi gis ay images yaa ngi gis ay vocales yoo xam ne dañ la koy envoyé. lépp ça parle de Covid 19. ça parle du coronavirus donc tous les gens yi nga xam ni ñu ngi sur ci télé bi. ci réseau internet yi ñu ngi ci rajo yi ñu ngi koy dégg donc pour man tey jii nii toutes les personnes sont vraiment au courant de ce qui se passe. mais xëch est-ce que ñi nekk Mbëbës réellement ils sont au courant de ce qui se passe. ñi nekk Mbëbës je pense bien parce que ñoom aussi sont dañuy get information dañuy déglu li nga xam ne moom moo xew ci dëkk bi. mais xëch tu sais bien que ni waa Mbëbës. déjà y a des restaurants yi nga xam ne ci biir lañ nekk gars yi dañuy toog te ñu ngi lekk. ak xonaa bi nga xamante ni ci salte la gën a mën a jaar pour dugg nit ki. waaw démb aussi jot naa benn genre commentaire bu mel noonu. am na ku ci wax nee na est-ce que vraiment ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk biir Mbëbës. gars yi di jëlee déchets yi di leen ko indil foofu noonu. parce que dañ naan ko boo fekkee da nga ñandu ba pare da ngay jël mouchoir nga sànni ko ci mbalit bi mais après mbalit moom noonu moom mooy diwaan Mbëbës. léegi nag ki nga xam ne moom moo koy fouilleté donc faut s'attendre à des cas yoo xam ni vont venir de Mbëbës ça c'est sûr. est-ce que aussi tamit certains déchets yi nga xam ne c'est des déchets je dirais pas biomédicaux mais des déchets yoo xam ni war a mën a dem Mbëbës jóge ci hôpital yi aussi est-ce que yoo xam ne peut-être du contaminé wu. dem contaminé ñi fa nekk donc faut s'attendre à des cas yoo xam ni biir Mbëbës lay nekk commentaire bii laa bëgg nga lire bi dafa mel ni am na solo. J'ai alerté depuis longtemps les cas suivants. Des véhicules de transport en commun qui ne respectent pas le nombre de passagers à transporter. Du marché qui ne doit ouvrir que pour les denrées de première nécessité. De Mbëbës dont l'exploitation des ordures se fait toujours comme les autres et nous savons tous que des milliers de personnes se nourrissent sur ce site. Kër Massar est vraiment une bombe. mooy li ma doon wax léegi maanaam ñun li ñu dajalee Kër Massar moo bëri. ñun même bu dara amul sax même bu corona amul bu tempête de sable yooyu dara bu amul ñun am nañ suñu propre li nga xam ne mooy suñu propre pollution. et c'est Mbëbës. ñun moom Mbëbës rek doy na corona. Mbëbës rek doyoon nañu combat. mais dañ cee yokk beneen tey jii nii muy combat contre Covid 19.
mais Mbëbës rek doyoon nañu vraiment li nga xam ni moom mooy combat. xam naa monsieur le maire sax dina ñëw ci waxi Mbëbës parce que Mbëbës moom franchement il est temps qu'on en parle et que ñu def le tout ba mu jógee fii. incha allah dina fi jógee si commentaire bi aussi am na lu mu souligner lu am solo. muy leen transport en commun yi parce que dañ doon gis au début amoon ay poste de l'ordre yoo xam ne dañuy nekk ci kaw tali bi tey boo ñëwee nga yàpp li nga xam ni ay nit yu bëri la. ñu nekk en contact dañ lay jàpp. ñu maanaam demee sax mën nañ laa fourrière sa oto bi. mais dañoo certain sentiroon loolu début la woon am benn moment boo xam ni gars yi da ngay ñëw rek ñu bàyyi la nga jàll wala boog ñu encaissé la après ñu bàyyi mu jàll parce que gis nañ ko fii quoi mais moom maintenant gis naa ni que gars yi delluwaat nañ ci li nga xam ni mooy au début ci li ñu nekkoon ci règle yi maanaam boo yebul 2 personnes bu fekkee ci voiture taxi yeeg yooyu noonu. 2 personnes nga am droit yeb bu fekkee ci oto yu mag yi dañuy na la moitié. ah mais c'est bien pourtant am na ñoo xam ñu ngi respecté normes yi parce que ñun déjà suñu site bee moom oto yi daan def 4 yëpp 2 la ñuy def ñi daan def 8. il ne faut maintenant que 3. waaw au lieu de 4 3 la ñuy def parce que ci ginnaaw moo daan jël 4. te ci ginnaaw ak ni ñuy rapproché woo. ils sont obligés que ni benn nit moo ci yéeg ci ginnaaw. yéeme na daal ñu lire suñu dernier commentaire avant ñoo tàggoo. allo oui allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax siyaar nañ la. yaa ngi def ñu leen di ziar. noo tudd fooy wootee. maa ngi leb tur bi maa ngi fii si Kër Massar. yaa ngi ci Kër Massar lebal nañ la ko. léegi daal ñu dem ba fermé ay jumaa kay li des moom wax noppi. am na solo li nga wax waaw. wax dëgg yàlla moom suñu mun a may ñaar ci jumaa yi. waaw ci fermé jumaa yi suy demee ba fermé jumaa kay am nañ droit fermé marché wala ay rond-point. waaw. léegi wax dëgg yàlla nay wax leen si affaire jumaa yi wax leen si affaire jumaa yi am na solo lool jullit nekkee ñetti jumaa. waaw julli woo jumaa. bu dee du natt bi moom day fekk kenn nga si jullit mais nattu yàlla leneen nañ bàyyi xel bu baax. waaw affaire jumaa yi wax leen si affaire jumaa yi am na solo lool. loolu est-ce que duñ ko bàyyi ak oustaz bu ñëwee moom mu ñëw ci defe naa moo ñu gën a maîtriser sujet boobu noonu. incha allah waaw jot nañ ci wax sax nag jot nañ ci wax xel bu baax. voilà jot nañ ci wax ci émission yu bari mais yow nan ngay dundee fi ñu toll nii confinement bi. confinement bi wax dëgg yàlla moom dañoo war a fagal bu baax moo gën faju. boole ci wax dëgg yàlla moom gouvernement bi moom ñu ngi ciy góorgóorlu mais ñu ñoo leen di jàppale ñun civil yi. dëgg la surtout rond-point Kër Massar bi nga xam ne man yenn saa yi 4 heures du matin la xay mais day fees del. su ko day fees del sàcc yi noonu. daal apotase bi dafa doy waar daal yal na yàlla jàppale daal mais moom kay Kër Massar moom dañ ko war a pare ba mu set wécc kay ngir daal nit ñi mën a am jàmm. loolu xam ne dañuy nag si dara kese yi dañuy wàccee dox ba romb ngir circulation bi nga xam ne dafa poussé. parce que waaw loolu Kër Massar daal rond-point bi daa mel ni Dakar rek fii la ñu fekk léegi. daa mel ni waaw. baax na ci xel bu baax na yal na yàlla jàppale. amiin waay. salaamaaleykum wa rahmatulah. merci beaucoup. kontaan nañ ci moom dafa defoon turam moo tax mu mën a xam kan la jusque xanaa dañuy ñëw rek wax li nga xam ni mooy dernière recommandation yi gars yi ñu bàyyi ci xel parce que ñii di woote di yàq seen crédit yàquñu ko sax parce que dañuy jàngale. mais ñii di woo ñëpp di participer. Lodja ñun ñëpp jàmm lañ leen bëggal. parce que boo seetloo képp ku fi wax rek dina wax li nga xam ne mooy problème bi mais dina indi li nga xam ni mooy ay moyens de prévention parce que ñun moom la ñu am. contre feebar bii nii. amaguñ loo xam ne dafa lay faj. léegi nga am bopp bi metti naan garab buy metti garabu bopp bi metti mu sedd am biir buy metti nga naan garab biir metti mu sedd feebar bi tollagul foofu. non lu ñuy wax ay waxu vaccin te képp ku mu mënti dal li docteur bi doon wax tey fi ñu toll nii mën nañ jàpp que ni ñi mu mënti dal ñëpp am ñoo xam mën nañ dal ñu wér. sans pour autant ñu hospitaliser leen mais les 16% dañ leen di hospitaliser te 16% yooyu noonu bu ñu leen hospitaliser ci 16% ci 100 personnes c'est gérable 16% ci 200 personnes c'est gérable mais imaginez ñu yegg 16% boo xam ni ci 10 000 personnes la loolu l'État ne peut pas gérer ça donc ñun ñoo war a jàpp li nga xam ni ci xeex bi ñun ñoo ko moom donc ñun ñoo war a jàpp ci xeex bi parce que ku la naan sangul sa taar la bëgg donc. Restez chez vous s'il vous plaît mooy li nga xam ne moom laay tàggatoo man bàyyi Lodja bu ñu tàggatoo. waaw comme tu l'as si bien dit restez chez vous salutations yi dañ koy yemale comme ni ko gars yi defee yëkkati loxo teg ndànk. nuyoo bi doy na salaamaaleykum sax doy na ci nuyoo. boo leen ko mënul nee leen namaste mu jeex tàq. waaw tey laal ci gel yi comme tu le fais. di raxasu comme je l'ai dit tantôt. di tousser on fait comme ça.
nga tuuse sinon nga jël sa mouchoir boo tuusee pare nga sànni ko ndànk ci mbalit bi pas que nga jël ko nga sànni ko ci mbedd bi di lor ñeneen ñi dee leen ko jël di ko sànni ci mbalit ti s'il vous plaît. donc loo ngay tàggatooy. xanaa di wax rek ñu ngi leen di jaajëfal ñi fi jot a woote ñoom Souleymane Ba ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo nekkoon ci commentaire yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. ak ki nga xamante ni moo dëkk fii ci clinique Tunkara ak waa ji Leptrom ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal parce que yéen ñuy dooleel yéen ñi ñuy seetaan ak yi nga xam yéen ñuy woo. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous demain incha allah désormais l'émission. c'est à partir de 11h du matin. voilà bu xibaar yi génnee rek. ci au niveau du ministère de la santé ñun ñi ñëw waxtaan ci ñëw indi li nga xam ne mooy xibaar yu bees tax c'est maintenant à partir de 11h. du lundi au samedi 11h midi ngeen ñëw ñu def situation Covid 19 à partir de demain incha allah du lundi au samedi. Lodja kontaan ci yow. jaajëf voilà man noonu lay tàggatoo di remercier ñi nga xam ñoo doon seetaan ñëpp di ñu bàyyi xel ñi dëkk Kër Massar ak alentour bi yëpp ñu ngi leen di wax juste moytu leen bu baax restez chez vous Proxi TV est là pour vous ànd xeex corona jëm ci kanam sama gars yi nekk leen ci jàmm ñu fanaan ak jàmm allez bonsoir à tous.